ñu gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci ITV waxtu xabaaru marax yi la gën a fees ci xabaar yi bokk na ci ni nguur gi dafa juum liñ koy dégg naam bariwul waaye lu am la ginnaaw bi ñu jëlee kenn kook dafa génn àdduna ay weer ba léegi daal di koy affecté muy ki fi nekkoon préfet bu diwaanu Thiès di Ousmane Gadiom ñoo ko namee démb mu war a dem ca bande fas yi ci dugg doonte génn na àddunaam kii di Mbagnick Ndiaye di administrateur civil xam ci wàllu gudumel mu xam le ni njuumte ga ma nga ca préfet bu gox ba ak gouverneur bi war a yegg ministre bi boobu lépp xabaar dañ ñëw ci biir xabaar yi nu mu gën a yaatoo dana ci bokk yi tamit ginnaaw ba ko nit bëggee cong nit bëggoon ko cong dal ci koom daal di ko yàkkataan mu xeex ak ñoom ab sa xam la ma nga woon daanu Mbuur tey ji ay mbokkam ñëw buur jàkkaarloog Mbuur la nga xam ne mooy waa SUTSAS ni dañoo sonn tayim seenu situation ni mu taree ñàkkum dëkkuwaay ak it ñàkkum jumtukaay yi moo leen jàpp tax ñu jot na nguur gi taxaw teem ci wàllu gu ni mel ba lu ni mel bañatee am dañu lu dégg tam ci biir xabaar yi dañ ci bëgg itam ci biir xabaar yi comité bi dénk càmbar mbay mi ña nga woon diwaanu Saloum gox ba ñuy wooyee Dia foofee fa la nu becc lu néew ñetti téeméeri ju nekk nangam ci ay tonu jiwun tànn ba mu tegu ci yoon ñi nag jot na baykat def kem kattan ba du jaay ci chinois bi gerteem waaye na koy jaay état bu Sénégal ngir mën a saxal koom ci biirum Sénégal ji daañ ci boole leen ponk nis ki ñu songu faram-fàcce gi ñu gërëm leen cànd bi ak ñun ci ITV waxtu xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci lu soxal lii di opposition parlementaire bi mooy député yi féete ci kujje politique yi nekk ci pencu ndaw réewum Sénégal jëmi seen kaddu ñu ngi woon sàng ci ëngam lu yaatu li doon becc sax mooy ñaawlu anam bi état Sénégal jóg ci ay pexe bëgg a soppi leen ci code pénal bi mooy mbirum manifestation dañ ko bëgg a dugal ci mbirum terrorisme ñu nag lu ni mel ëpp nam dafay gën a saxal suñu démocratie bi nga xam mooy ci biir Sénégal loolu lépp tax ñu nekk ci waxtaan jamono boobee suñu ndaw ma nga fa mi ngi Maham Ndiaye du ñàkk daañu ànd ak moom bala xibaar yi jeex jàpp tamit xibaaru français yi waaye ci boobu fi la ministre bi dénk yoon maître Malick Sall becce bataaxal ma nga naan déedéet yàkkamti kay ak njumte moo jàpp ñenn ñi waaye li ñuy wax na dañu bëgg a soppi code pénal bi loolee nekkul taxaw am na communiqué bu mu becc sàngum kii di El Hadji Malick Cissé moo nu ko faram-fàcceel yi xaayu administration bi boo xam ne ci ordre de priorité dossier yi moo koy expliqué souvent y a beaucoup d'urgence sax ba yoolu ça passe inaperçu parce que dañ ko classé en naissance parce que ko exploité donc mun na am des erreurs de ce genre glissé des lenteurs de ce genre glissé ci dossier bi dañu yéex koo jox ñi nga xam ne ñoom ñoo yore gestion wu sous-préfet bi muy le ministère de l'intérieur su ko defee nag nomination bu jotee te ministère de l'intérieur jotul benn acte de décès boo xam ne wane na ne sous-préfet bi gaañu woon na dañuy jàpp ne il est en vie ñu nommé ko loolu la seulement responsabilité yi moom ci échelon inférieur bi lay feete tant est-ce que d'abord sous-préfet bi mu gaañoo ndax def nañ constat de décès bi pour le déclarer hors circuit maanaam bokkatu ci personne bi loolu c'était à la diligence du préfet du département de Thiès donc moo waroon def lu loolu transmettre au gouverneur bi transmettre ministre de l'intérieur mais c'est sûr que côté boobu la amee lenteur bi quoi. mu doon kàddu kii di Mbagnick Ndiaye di administrateur civil classe exceptionnelle yëkkati kàddoom jëm ci njuumte la bu am démb ci conseil des ministres ñu daal di affecté kenn ko génn na àddunaam di Ousmane Gadio nekkoon préfet ci daanu Thiès ay weer mu faatu démb nag nga am njuumte am daal di koy affecté ci beneen gox mu war a dem daanu Kédougou indi nag leeral doon xamle ni lu jëm ci kooku lañ njuumteem ma nga xewal ca préfet waaye itam ci gouverneur bi war a yeggee ministre bi dénk intérieur xabaar ci nim kooke ñuy fal génn na àdduna daañu dikkaat incha allah ci kii di El Hadji Malick Cissé mi doon tojal communiqué bi nga xamante ne bi ministre bi dénk justice moo ko daal di becci maître Malick Sall jëm ci weddi tuuma yenn yëkkati ay kàddu di xam leen dañoo bëgg a soppi yenn ci wàllum yoon bëgg a gaal gën a teengal mbirum terrorisme ci Sénégal gi ku jégi jàpp ne xëy na sa xal démocratie moo ko tax a jóg daañu ci ñëw jëmbul bala xibaar yi jeex ba tey ci mbirum état bu Sénégal xam ngeen ni jamono ji tey su bëgg lañ jot seen ay raayam muy toll ci ay sous-officier yoo xam te ne dañoo nekkoon doon yëngu ba leen tàggatee ba noppi muy ay sous-lieutenant kon ba leen tàggatee ba noppi jot nañ seenu ay raaya wane ni kon léegi dugg ci liggéey bi war naa mën a nekk mu doonoon ñaar fukkeel bi ak juróom ci wàllum promotion googule lu ni mel nag tax na ba noppee
neex na leen ni waaw léegi jox ngeen seen ay lenge waaye nag na ngeen taxaw tem ba gën a aar kaaraange sénégalais yi ñëwaat ca la xew ànd ci ak nga xamoo di Mame Bounama Fall am na lu mu te jukkeeg ITV. fanweer ak juróom-ñeenti gendarme ñu jëbal leen raaya bi jeexal seenu tàggatu mu di raaya bi jiitu ci gratu officier. école des officiers de la gendarmerie nationale moom li mu sàlloog gendarmerie mooy di tàggat ay officiers actifs yu dellu ñoom it di tàggat ay unité formation bi ñu koy amal jaarale ko ci juróomi banqaas. que sont l'instruction générale, l'instruction militaire. mboolem institution yi nga xamante ni bii jaar ngeen ci tàggatu ak wàllum tàggatu seen yaram ngeen mën a taxawaay bu mucc ayib dafa doon loo xamante ni bii dafa war a nekk force yéen ngeen mën a doxal seen liggéey ni nga xam ne noonu la waree. mobile complète leur formation. sous-lieutenant yi diiru ñaari at ñu denc leen ci école bile ngir ñu am ab tàggat bu mucc ayib tey formation boobu la jeex ñu def ci ñoom ay valeurs militaires yu leen di may ñu amal liggéey bi ak xarañteef. formation militaire nekkul lu yomb rawatina formation officier day métti trop mais yàlla dogal na aujourd'hui tey jeexal nañ ko ci jàmm ak salaam et déroulé ci jàmm lépp loo xamante ne gendarmerie moo ngi koy xaar ci ñun pare nañ pour accomplir mission yooyu. jëwriñ ji ñu dénk l'armée bi ne sous-lieutenant yi nañu roy ci ku ñu tuddee seen promotion bi di lieutenant Patrick Bayandunka Sagna waaye itam ñu fexe ba sàlloog yoon ak yoonale. La loi et le droit devront plus que jamais guider vos actions envers les citoyens. yoon ak yoonal dafa nekk ñi nga xam ne moo leen war a wan yoon wi ngeen di jaar ngeen mën a liggéey sàmm ak yelleef doomi aadama yi ki ñu leen tànnal nag di Patrick Bayandunka Sagna mi nga xamante ne bi dafa teel a faatu tànneef bi du ak neen ndaxte dafa nekkoon koo xam ne dafa ràññeeku lool ci wàllum liggéey kon roykaay la war a doon ngir ngeen mën a liggéey goo xam ne dafay ñëw. Son parcours a été marqué du sceau de l'engagement, du sens de l'honneur. sous-lieutenant yi bokk ci deuxième promotion mu amoon luy tolloog fanweer ak juróom-ñeent ci ay élèves ci ñoom fanweeri gendarme ñett ñi di ay soxna ay gendarme yu àlla traité ñu sargal leen grade de chevalier de l'ordre national du Lion wala médaille militaire ab défilé moo jeexal bile cérémonie commandement bi jeexalee sàkku ci sous-lieutenant yi ñu ànd ak worma ci liggéey bi. jaajëf mu doon Mouhamadou Dieng nekkoon ca caserne Mame Bounama Fall ca Wakam doon fekkee fukkeel bak ñetti promotion bi nga xam moo gën seen jox leen seen i lijaasa ngir ñu war a gën a mën a taxaw kaaraange askanu Sénégal. lan ci xibaar mi ngi soxal mbirum koom jàppale ni ñu bari ci sénégalais xëy na xamuñu dëgg-dëgg jëflante ak banques yi ak lu mel ni ki noonu leen faaw ñu tàggat leen ca xam yaxanal waaye itam dugal génne jëflanteeg bànqaas ci wàllum jëfandikoo xaalis ci wàllu googee bànqaas bi ñu dénk saytu lépp luy jokk jëlkaayu xaalis yi ñoo ko doon amal jokk jëlantekaayu xaalis Sénégal ñoo ko doon amal Habib Ndaw ak ñamu àndal lëkkaloo caag ay partenaire am ñu mel ni ki BCEAO lan waxtaane mooy fexe ba ci ndaw ñu Sénégal fi mu toll nii bi ñu jàngat leen njàngatal lu xóot jëm ci mbirum yaxantum koom ak jëflanteeg banque yu mel noonu leen ndaje moomee yaatoo nañ ci xuus ànd ci ak nga xamoo di soxna Mariam Gaye jox sénégalais cofeelu éducation financière waaye itam dindi ba fa ñàkk a xam ci wàllum finance loolee le observatoire de la qualité des services financiers daal di sëgg ngir mën koo faj ñoom ñi nag daal di ciy lëkkaloo ak waa BCEAO. dellu si ci li ñuy wax éducation financière mooy fexe ba nit ñi gën a xam seen jëflante mën naa ne ak xaalis waaye seen jëflante ak banque microfinance li ñuy wax mutuelle ak même jëflante gi war a mën a am ak seen porte-monnaie électronique pour ñu jéem a fexe xool ba xale yi gën a xam. ban rapport nan lañ war a jëflante diggante xaalis ndax bari na ci parents yoo xam ne ni dañuy ubbil seen compte seen i doom ay compte d'épargne xale yi léegi ku ci dem ba nekk adulte fukki at ak juróom am nga droit ubbi nan la tudd compte monnaie électronique bu ci sa waajur àndee. ngir motal lu ni mel directeur national bu BCEAO mu ngi fas yéene sukkandiku ci gën a ñoŋal xam-xam bu jëm ci wàllu finance ak moomeelu askan wi. nit mënul ñàkk jëflante ak institution financière waaye nag ni ngay demee école ñu lay jàngal cycle secondaire ak université les compétences générales mooy nit ki nan la war a mën a defee liggéeyam ci mbiru xaalis aussi noonu la
ndax yomb na lool yor ko sa poche waaye il faut ñu jàngal nit ñi lan mooy yaxanal nan nga mën a def ba li nga jot lépp nga xam ne ni boo amul comportement d'épargne mooy jéem a fexe say revenu li ngay jot néew bari nga am loo ca denc ba pare itam def aussi services yooyu gën a jege ba pare yomb ni mu war a yomb. bu ñu génnee ci atelier bi nga xamante ne ni dafa jox loolu bopp action wu éducation financière bëgg nañoo teg ab programme national boo xamante ne ni dafay jëm ci wàllu jàngale mbirum yorinu koppar te ñu fas yéene ko dugal nag ci biir école yi ngir ndaw yi nga xamante ne ni ñoo fa nekk teel a xam yan njëriñ ñoo nekk ci wàllum investissement bancaire. Ndeye Mariam Gaye jaajëf bu fekkente ni tàggat ndaw ñi ci école bi ba nu gën a xam jëflante ak yaxan wàllum koom booy fekk na ñi ci nekk ba noppi am mi jafe-jafe Habib Ndaw mi jiite bangaas bi ñu dénk lépp luy dox diggante askan wi ak ñi jëfandikoo kaay ci wàllum koppar gi ak jokk jolante gi nii fi ñu toll ni coow li bari na diggante wàllum transfert wàllum xaalis bi mu ni kat am na taxawaayu état mooy dox ci diggante bi ba jàmm am taxawaayu médiateur loolu lépp ña nga cay dox ba déggoo mën a am ba kenn du gaañ kenn ba dal gën a am ci boobu li jumtukaay moom it ba tey ñu teewloo ko Habib Ndaw lay bu yoolu mu dénk Ndeye Gaye. coow li ngeen dégg ci diggante Orange Money ak Wave Orange Finance Mobile ak Wave coow loolu ak waa Renata ak Asata observatoire de la qualité des services financiers dafa jël rôle médiateur pour dox diggante bi entre d'abord opérateurs yi ñoom seen biir entre Orange Money ak Wave plusieurs réunions def nañ ko état du Sénégal dafa am ñaari préoccupation bu njëkk bi mooy protéger consommateurs yi protéger les usagers des services financiers mais en même temps dafa am responsabilité protéger le système financier concurrence bi am entre Wave ak Orange Money bu mu leen rey te bu gàñ consommateurs yi. bu mu gaañ consommateurs yi mooy waa jëfandikoo yi waaye ña gaañu mooy waa poste jamono ji tembe ñoom ñi fi nekkoon ay at boobaak léegi seen ay wujj ñëw nañu daal di leen di féete kaw ba tax na poste tàmbalee loof lompa ñàkkum ko sookeem ngir nag poste mën a dox faaw dana méroog jamono fi jamono toll mu dox ànd ak moom am na yuy yees yi poste yi waaj a dox ngir mën koo teg ci loxol askan Sénégal ngir gën a yaxanalum koom gën a doxal jamono ji tembe lépp lu fa am ci crise koppar moo ko sookee li mu leen moo tax kii di élage Maram Faye jàpp ni waxtaan yooyu ña nga ca ngir am yu bees yu jébbal askan Sénégal poste mën ko doxal la mu dénk Sofia Ba. poste organisé na fi benn concours boo xam ne dafa dajale ay ndaw sénégalais pour ñu xalaat ay produits yoo xamante ne poste da koy utiliser ci liggéey bi muy ànd ak processus de digitalisation bi et que liggéey boobu fi ñu ci toll jamono bii mooy am na juróom benn projet yoo xam ne poste tànn na leen ñu ngi leen di exécuter direction générale pour mën a indi ay produits yu bees fii at bi di jeex au service des sénégalais. waaye ci loolu la ñu nekk di liggéey comme ni ma ko waxee sànq plan stratégique de développement bi dafa décliner 4 axes mais dafa 4 axes yooyu dafa am ay découlement yu bëree tey loolu ñu ngi ci liggéey comme par exemple su ma jëlee wàllu patrimoine physique poste bokk na ci li yor réseau bi gën a dans Sénégal. xarala yu bees yi bi ñu ñëwee poste dafa raté lu bëri pour méngoo ak jamono waaye loolu état sénégalais daf ci am cër parce que état ak poste. ginnaaw relation partenariat bi dafa mel ni bàyyi ak doom maanaam wàllu transfert d'argent yi état sénégalais daf ko war a réguler mais ñi ci nekk ñëpp ay licence d'exploitation la ñu yor te dañu grignoter li ñu naan part de marché wu poste donc état Sénégal depuis plus de 15 ans direction générale poste mu ngi woo état Sénégal pour mu réguler marché boobu poste mën a xam li mu moom ak fi mu yem ak li muy am mën a diversifier li muy jox sénégalais yi. mi noonu bu fekkente ni poste mi ngi ci ay pexe ngir war a mën a def kéem kattan ba gën a suqali wàllum koom ñu wax ci wàllum mbay mi ñoom lu ëpp ci koom-koom Sénégal baykat am na ca wàll lu mel moo tax nguur gi tamit xam na ko ñu ci pexem boo demee ca diwaanu Saloum gox ba ni wooyee Dia boobu lépp commune lu néew jot na 3 téeméeri junni ak nangam ci aw jiwu wuru tànn lu mel moo tax baykat yi ni waaw baax na ñu ngi wàcc jamono ji tembe nawet bi waaye nag ñu yore bàngaas bi ñu dénk saytu mbay mi dox diggante baykat ak nguur gi ne ñu jot na baykat xam nga kan su bayee ba noppi bu mu ko jaay chinois bi waaye na ko jaay état bu Sénégal loolu mooy tax jiw bi mën a des ci jiw mi ñu xuus daanu Saloum ànd fa correspondance Adama Sarr. kuréel gi saytu wàllu campagne agricole gi nag mu ngi woon ci diwaan bu Kaolack ñoom nag ñu rafetlu bu baax anam yi nga xamee ne day moom la séddale jiwu gi di doxee fii ci commune bu Dia sax ñu daal di jàpp ne li mu waroon jot ci 309 000 tonnes
ci ay semences daal dina ko jot. bi ñu fi ñëwee nag wax dëgg yàlla lu ñu doon seet gis nañ fi lépp rafet mooy fekk nañ fi commission bu taxaw commission boo xam ne bi dañuy liggéey rek ngir yàlla liggéeyal nit ñi liñ leen waroon a jox mu toll ci 200 tonnes ak juróom-ñetti téeméer 308 000 tonnes 309 tonnes waaw 2 téeméer ak juróom-ñeenti tonnes loolu yàlla dogal na agsi na bu fekkee ne manqué woon na ne dañuy wax ne ñeenti bëri ak genn wàll daal moo ci sagum gannaaw loola nag dañuy jàpp ne loola kon mën nga wax ne lépp ñëw na ci biir loolu nag rafetlu nañ na ñoom gerte gi ñu leen indil day baax na mat na jiw waaye foofu nag ñun ñuy daal ci am dégg-dégg mooy am na jëmmi jamono juróom benn opérateur a doon ñëw waaye kenn moo ci indi woon gerte goo xam ne gii 20 tonnes bañ ko seetee dañ ne lii matul jiw ñu am fayda ju toll ni ñoom mat nag li tax ñoom ñu tegoon leen fi ñu waxal ñi war a jënd gerte gi ma matul jiw opérateur ba itam nag am mat gu toll ni delloo loola mu fi indi woon ñu matul jiw indiwaat fi geneen gerte ga ba ñëw yëpp ñu ne baax na. si loolu la nag kii di Aliou Dia di ñaan rek nga xam ne ñoom ñoo di béykat yi ñuy jaay seeni jiwu ñi nga xam ne ñoom ñoo di nguur gi te bañ di ko jox chinois yi. sama bopp ma la gënal du bañ naa la chinois day baax na ci commercialisation wax lépp ñu ci bokk waaye nag chinois ñëw nga tànn la gën ka sa gerte def ko kem bu jox chinois mu yóbbu Chine nga jël sa mbogo ak say laxeteeg fee boo demee ba joxe jiwu jot doo gis chinois doo gisate sa kem looga nag lan la mën a jox fi sës rek la lay jox. ñi di béykat yi nag daal di nañu ñaan nguur gi mu gaaw ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu engrais gi ndax kat jàpp nañ ne nawet bi door na ba noppi. waaw engrais moo des ñu mën a gën a gaaw parce que soxla nañ ko te taw na am na ñoo xam ne ñu ngi commencé sax baaxal. ñu xotti seen gerte te xaar ñun gerte gi bi ñu ko war a ji ñu ngi koy xotti pour bu ñëwee rek ñu kii ko tuur ci engrais gën a gaaw. diwaan bu Kaolack nag daal dina jot tawam yu njëkk ci juróom-ñetti fan ci weeru juin bii nag bu béykat yi yëpp fi mu nekk day waajal nañ ba nopp ngir rek tàmbali lii di nawet bi. jaajëf Adama Sarr jóge zone centre wàccaat fi nga xam ne bët sowu réew mi ci Ndakaaru dem ci Rufisque foofee coowal suuf bari woon na fa lool am na ñooñu nag fi mu toll nii gindikoo mi ngi tàmbalee am ginnaaw daanaka 25 atu yàlla mi ngi nii ñuy daw seen suuf ginnaaw benn usine bu fa jëloon seen ay tool ak seen i dëkkuwaay ñu ne léegi ndàmpaay mi ngi tàmbalee génn waxtaan mi ngi tàmbalee sori waaye nag am na faneen fu ñu dee su xambin foofu tamit ñu ngi cee am yaakaar tàmbalee waxtaan yaakaar bi fan ko teg mooy jokkoo yu xut mi ngi tàmbalee am kër seen kàddu bokk na ci xaalis yi seen jokkoo na ak nga xamoo di Babacar Seck. ba tey Sococim la doon démb ak barki démb nangul nañu ko tey parce que de dilatoire en dilatoire dem nañu ba léegi tey Sococim nangu na fay. moom itamit nga xam ni mooy préfet jël na engagement pour que gannaaw fay gi nga xamante ni fay nañ ko ñi nga xamante ni maanaam ñooy attributaire de parcelles yi jagleel waat nangu na leen a jagleel yeneen i terrain maanaam à titre de compensation beneen bi muy Sénico bii nga xamante ni moo nekk nii di usine Sénico te monsieur Dia yor ko dafa am ay parcelles yoo xamante ni usine am bi mu koy taxawal dafa impacté ci parcelles yooyu ci jamono 5 la woon waaye dafa dem di jël ba mu nekk 12 parcelles au-delà de ça moom taxaw na c'est vrai d'accord ne moom tooñ na tooñal gi mooy lan mooy dafa toj ay parcelles ci biir loolu yàggul bi mu ko tojee jël nañu huissier pour mu def constat bi mais dañu woo ci négociation muy le maire Albendooy négociation yi ci lañ nekk ak moom waaye dañu buté sur un obstacle mooy lan mooy d'accord na pour ñi nga xam ne yàq na seen parcelle fay leen mais ñi nga xamante ni maanaam danay parcelle seen parcelle dañu dugg ci biir ci turam ñooñu nee na ameelu leen dara loola nag am nag ñu ciy doxu jàmm te it li tax tey taxawuñu taxawaayu bu belliqueuse mooy dafa am ñu nga xam ni dañuy dox ci diggante bi pour rafetal ko loolu moom moo tax fi mu nekk nii jéemuñu ci leneen. mu doon kàddu yoo xam ñu ngi ko jëlee ca Rufisque G ñu jógee foofu léegi ci diwaanu Mbour foofee jàppale ni waa SUTSAS mooy benn bàngaas bi ëmb liggéey ci wàllum payu ñoo taxaw ne seen naxaru xol ni jamono ji tembe ñoom ñoo gën a feebar ñeni facc ndax lu ko indi mooy jumtukaay yu ñàkk nam bokk na ci barki démb rek kenn ci ñoom def sage-femme dañ koo songoon bëggoon a yegg ci kawam donte xeex na bañ na ba la Samba Boy bëggoon mu jëwul sotti waaye seen kàddu jot naa jukki àllu gën ñu ne jot na état Sénégal taxaw temm ba lépp luy faaxlu war na taxaw si kaaraangeem ba noppee si dum ndajeem Dame Seck moo ŋànk SUTSAS ba ca gox ba jokkoonoom ak sunu ndaw di mu tëgaakaan li tax ñu sonn mooy agression yi bari na
tey ñu jam sage-femme suba ñu jam infirmier ginnaaw suba ñu mbëkk ASC loolu dafa war a jeex maanaam nguur gi mënta jël ay agent affecté lañ ubbi poste de santé affecté fa ay agent ba pare bàyyi leen ak seen bopp ak ay samba booy fu ñu tourné ñëw gaañ leen te tey jii infirmier bu ñu fëgg guddi jugul ñu ne waaw duñ ko fëggee du jug sage-femme bu ñu fëgg guddi jugul ñu ne buñ ko fëggee du jug te léegi buñ ko fëggee mu jug ñu agressé ko yow doo ci wax dara maintenant loolu dafa war a jeex liggéey parce que tey jii boo demee ci village bu gën a sori ci Sénégal maanaam di nga fa fekk infirmier boo demee ci village bu gën a sori Sénégal di nga fa fekk sage-femme waaye ñooñu nekk fa tey maanaam nekkuñu ci condition yoo xam ne condition de sécurité yu doy la te loolu dal xel seen du dalal seen xel du dalal seen xel njaboot ndax sage-femme bi ñu am ginnaaw barki démb Fadial dem xajoon na ci te taxawaayu maanaam directeur hôpital Grand Mbour ak personnel bi nga xam ne ñu ngi fay liggéey muy maanaam waa SUTSAS yi nga xam ne ña nga fa accompagner ko ba nga xam ne lii yëf yi sedd na moo tax yëf yi métti ci moom à 100%. mu doon kàddu ak Dame Seck nank SUTSAS ca gox bu ni mel diwaanu Mbour duñ génn gun Mbour dañ fa des ak Mountaga Kane ndax jot na waxtaan ak syndicaliste yi ndax ndaje dañ caa daal di profité waxtaanee seen ëllëg ñu jamono ji tembe boobu lépp fajukaay nekk daanu Mbour mbooleem seen dañoo tumuranke lot laati caaf jëmtukaay yi xat na maanaam seen ay lu ko xat na dëkkuwaay manqué na lool ba la caag ñàkkum kaaraangeem loolu lépp dafay nasaxal paj mi ca nag ku war a faj ci feebar dangaa war a wér ba noppi soog a mën a tal ki wér-a-dim correspondance. agent de santé communautaire yi si ay jafe-jafe yu tar la ñu nekk waaye li ko gën a yokk mooy ñoom mën na fexe ba faju ni mu war. am acteurs de soins yi tey dañoo solliciter les maires des communes ñi jéem a xool nan la ñuy jàppalee acteurs de soins yi pour recruter leen dans la fonction publique locale fexe aussi les comités de santé ak les maires ñu conjuguer seen i effort pour trouver leen un mécanisme boo xam ne dañu am prise en charge médicale boo xam ne gratuite lay doon si ñoom parce que tey boo jëlee fonctionnaire bi am na imputation budgétaire bu koy jël sur 5/5 comme agent de santé acteur de soins bi nekk ci système bi di liggéey système bi te bu feebaree mu faju nekk problème loolu c'est contradictoire. ñoom syndicalistes yi ñaawlu nañu tamit ni pousse-pousse yi ak yenn cantines yi ni ñu nekkee ci buntu centre de santé bi ak poste de santé bi Médine ba tax yenn maladie sax dañuy am ay jafe-jafe pour agsi ci yile bërëbu fajukaay. buntu centre de santé bi boo gis nga ni yéen a ngi koy siin ni ay pousse-pousse la def ba fees dell fu oto jaar amu fa donc tey bu malade ñëwee balaa moo dugg day sonn bu bëgg a dee wala mën naa dee sax ci buntu bi ndax balaa moo dugg mën na fa jël 30 minutes loolu du yoon. tey jii doo dem buntu préfecture fekk fa pousse-pousse doo dem buntu police fekk fa pousse-pousse mais pourquoi ñiy bàyyi centre de santé bi nii ñi fi fekk ay pousse-pousse. wax nañu tamit ne am na poste de santé yu bari yoo xam ne amuñu logement te loolu day gàllankoor bu baax. xam ni poste yoo xam ni créé nañ leen te amuñu logement boo ko jëlee bëri nañ ci district bi yooyu aussi nañ ci taxaw dañu créé ay maire lañ maire yooyu créé poste yooyu te am. jaajëf Mountaga Kane ci daanu Mbour loolu moo la laajcu xabaaru marax yi gërëm leen ci ànd beek ñun rédaction bi jox leen rendez-vous ci kanam tuuti incha allah bu 20h jotee toftal tuuti incha allah gërëm leen ñu ngeen àndeek suñu ay programme sant leen gërëm leen illa liqa alhamdulilah